leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran. ñu jàkkaarloog yéen dañoo amoon ndaje ci ndaje boobu ñu am ci gan bi mu ngi tudd monsieur le maire Barthélémy Diaz, maire de la commune de Sacré-Cœur Mermoz. Voilà, maire de la commune de Sacré-Cœur Mermoz moo sàkk woon dajeek ñun pour waxtaan ak li nga xam ne moo lëmbee jamono ji fii ci Sénégal muy coowal Terme Sud. waaw ñun nag collectif des habitants de Terme Sud, ñun waa Front Multilutte Doyna ñi nga xam ne dañoo ëmb ay collectifu victimes yu bëri. Collectif des habitants de Terme Sud nekk benn ci membre Front Multilutte Doyna, ñu am mbégte loolu recevoir dalal ki nga xam ne mooy monsieur le maire Barthélémy Diaz. diggante 15 heures ak léegi nag waxtaan nañu waxtaan bu yaatu, weccoo nañ xalaat, weccoo nañ ay information. bu ma paree introduction bi dinañ jox kàddu gi monsieur le maire Barthélémy Diaz. bu Barthélémy Diaz paree dinañ jox kàddu gi ki nga xam ne mooy coordonnateur collectif des habitants de Terme Sud, muy suñu papa Alassane Anne. ñu ngi gërëm di sant ki nga xam ne mooy monsieur le maire Barthélémy Diaz ci démb nu mu ñu woowee pour sàkku ndaje ak ñun, ndaje bi am tey. ñu jàpp nag ne dëkk ci réew jëriñ réew bi moo ko gën. et jamono ji ñu toll suñu mbokk Terme Sud yi ñi nga xam ne jëlee nañ leen, dàq nañ leen ci quartier Wakam boobu ñuy woowee Terme Sud, suñu mbokk yi li ñu soxla mooy ñu am taxawaay bu mel nii monsieur le maire Barthélémy Diaz. soxla nañu ku ñu nemmeeku si, soxla nañu ku ñu seet si, soxla nañu ku ñu indil ay xibaar, soxla nañu ku ñu ñëw laaj li nga xam ne mooy suñu nekkin, mooy suñu bëgg-bëgg, mooy suñu taxawaay. soxla nañu ñeneen ñu mel ni Barthélémy Diaz def li mu def tey ngir indil ñu tamit ay solution wala ay proposition de solution. di ngeen ko dégg bu ci kanamee ci fànn yooyu yëpp. dëgg la nag jamono ji xel yëpp yaa ngi jublu ca Touba mi nga xam ne mardi bii di ñëw, talaata bii di ñëw moom moo nar a nekk màggal Touba. ñu bëggoon nag sonj ñëpp, askanu Sénégal yëpp, rawatina ñi nga xam ne ci dossier collectif des habitants de Terme Sud am nañ ci ndombo tànk boo xam ne mën na influer positivement ou négativement ci dossier bi. ñu ngi leen di sonj ci waajtaayu màggal Touba bi, sonj boo xam ne ñu ngi koy jaarale ci lettre googu nga xam ne suñu Maam Bamba bindoon na ko ki nga xam ne moom la ñuy woowee Samba Lawbe. lettre boobu nga xam ne suñu Maam Bamba bindoon na ko Samba Lawbe, ci lettre googu am na ci benn pàcc boo xam ne suñu Maam Bamba mu ngi ci doon wax ne je te recommande de toujours persévérer à assister les plus faibles, les plus pauvres et les nécessiteux, et de ne jamais tomber dans la tyrannie et l'injustice, car tout homme injuste le regrettera un jour, et tout tyran assurera sa propre perte. jàpp nañ ne kàddu yooyu nga xam ne Maam Bamba jagleloon na ko ki nga xam ne mooy Samba Lawbe, kàddu yooyu bu Maam Bamba nekkoon fii tey ak ñun, kàddu yooyu dina ko jagleel ñi nga xam ne
am nañ doole am nañ ndombo tànk ci dossier bi ndaxte jamono jii ñi nga xam ne ñoo néew doole mooy nécessité yu mu doon wax mooy les faibles yu mu doon wax ñi nga xam ne ñoo néew doole ci Sénégal gi bëri nañ waaye bokk na ci suñu ay mbokk collectif des habitants de Terme Sud ñi nga xam ne kat du jour au lendemain dañoo jóge ci collectif des habitants de Terme Sud à collectif des victimes de déguerpissement de Terme Sud xam ngeen ne bokkul de collectif des habitants de Terme Sud à collectif des victimes de déguerpissement de Terme Sud bu ñu waxee déguerpissement nag xam ne jafe-jafe yi bëri na kër tas na njaboot tasaaroo na bagage tasaaroo na ci jamono nawet ci jamono mbas nga xam ne ci jamono inondation jamono nawet jamono inondation jamono mbas fépp fu am inondation état mu ngi ut fu muy dugal ñi nga xam ne ñoom ñooy victime inondation yi kon xam ngeen ne du jamono jooju mooy jamono génnee nit ca këram depuis mbas mi mu commencé ñu ngi naan sax est-ce que du ñu xoolaat ndax koo xam ne sax am na ay arriérés de loyer est-ce que war nañ ko génnee te ñu ngi ci jamono mbas boobu ba léegi kon xam ngeen ne nekkuñu ci jamono génnee dàq ca këram ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu mbokk waa Terme Sud. mooy fàttali ne jàmm la ñu bëgg jàmm la ñu bëggal réew mi jàmm tamit la ñu bëggal 79 familles Terme Sud jàmm la ñu bëggal réew mi moo tax ñu bëggal ko les 79 familles de Terme Sud ngir nag jàmm am da ngay dégg ñenn naan dañuy taxawal commission justice et paix commission justice et paix maanaam paix mënul am te justice amul jàmm mënul am te dëgg amul dëgg nag ci dossier bi mooy 79 familles yi seen terrain na fa des mun nañ nangu lépp waaye 79 parcelles yi nga xam ne famille yi ñoo ko moom ku ko laal ñu ku leen ko xañ ñu ko ku leen ko bëgg a foqatil ci seen loxo dafa mel ni ñun nga ko foqatil donc ñu ngi sensibiliser autorités yi ne leen 79 parcelles yi loolu moom bëgguñu ci dégg coow bëgguñu ci dégg dara lu dul ku ci nekk ñu woo la ne la am sa këyit sa numéro pàkk mu ngi nii muy benn ñaareel bi di profito ci occasion bi ngir lancer un appel aux 18 autres maires de Dakar du département de Dakar ndaxte Barthélémy Diaz maire la département bu Ndakaaru mu ngi am 19 communes naam sax mais communes yi bëri wu ñu doole loolu bokk na ci li ñuy xeex ne vraiment transfert de compétences dafa war a ànd ak transfert de ressources concomitantes yu doy waaye képp ku ci mun dara ci 18 maires yi nekk ci Dakar xeebuñu dara ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir département de Dakar ak feneen ndaxte 79 familles bi yóbbu ñu jàpp ne famille bu nekk néew fukki nit ñu nga ca woon donc mu ngi mel ni 1 millier de personnes fu mu nekk ni ñu ngi ci njàqare donc lu waay mën sàkku nañ ko ci yow pour jàppale ñu de manière urgente de manière immédiate jàppale ñu ñun 79 familles fi may daanalee mooy di wax ne jamono ji nga xam ne ñu ngi wax dossier waa Terme Sud foog ñu wax ci ne bu ñu moytuwulee la même chose dina dal waa Kunun 150 parcelles 150 familles am na coow bu nekk foofu ñoom itam bu ñu moytuwul dinañ leen fa jëlee waa Descos ñëw fa dàq leen ko ñu ngi see interpellé président de la République jamono jii ñuy wax
liggéeykatu ABS depuis 2016 amuñu payoor amuñu xëy amuñu gont liggéeykatu PCC yi amel nañ leen fukki weer ak ñaant payoor 14 mois d'arriéré de salaire. Dans quel pays on est? Ñu ngi interpeller autorités yi jamono jii ñuy wax te ñi may lim nii ñëpp ñu ngi nekk membre Doyna. jamono jii ñuy wax ak yéen waa Sigelec la seule entreprise sénégalaise buy def ay pile liggéeykatam yi depuis 2016 4 ans 35 mois plus précisément 35 mois amuñu payoor état du Sénégal na leen gëstu. jamono jii ñuy wax ak yéen waa King Fahd Palace hôtel la boo xam ne ci état du Sénégal la nekk ñoom itam ñu ngi liggéey avec les travailleurs depuis mbas mi bu mu commencé 50% de payoor lañ leen di fay. da ngay am sa 100% salaire doo ci génn xam nga ne kon bu ñu la joxee 50% wax dëgg yàlla musiba la. waa Kiñaabuur waa Guéréo waa Balabougou ca Ngéeñeen waa Médina Wandifa waa Ñaagis am nañ jafe-jafey suuf. xam naa ne bés foog ñu ñëwaat wax ci problème suuf. Au-delà de régler les problèmes immédiats, il y a des réformes pour ne pas dire des révolutions foncières dans le domaine du foncier yu ñu war a defar. jamono jii may wax ak yéen am na ñeenti nit yu nekk ca kaso Ziguinchor ndax jafe-jafe suuf ca Ñaagis ca Baraf ak ñoom seen kenn yëgu ko. jamono jii may wax ak yéen animateurs culturels yi les préparateurs en pharmacie def concours def formation am diplôme d'état le besoin est là kenn du leen recruter wala ñu def ay recrutement clientéliste wala népotisme état bi tamit foog mu xoolaat loolu. bii bukki bii njur bii sàmba ci këru jàmbur ci suufu jàmbur waaye tamit ci liggéeyu jàmbur. plus de 1300 bacheliers am bac depuis daaw jamono ji ba tey kenn orienté wu leen. dëkk bi fu mu jëm ak jafe-jafe yi yëpp am nañ ci tiitaange yu bëri. waa université virtuelle du Sénégal depuis 1 an mënuñu jot seen machine 7e promotion. les étudiants orientés dans le privé mel na ni ñoom ce sont des étudiants entièrement à part. waa Baba Garage ak li ko wër nee nañ yoon bi fa nekk depuis 1939 jamono colonisation rang-rang la depuis 1939. Kër Samba Kane jafe-jafe suuf Kër Daaru Alpha jafe-jafe suuf Kawoon jafe-jafe suuf Kër Moussa jafe-jafe suuf Dugar jafe-jafe suuf. lii yëpp nag te lii yëpp du ay dossiers yoo xam ne dañoo lire journal déedéet ay collectif la yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom ci biir Doyna. lii nag moo tax ñu ne altine bii passé déposé nañ ci table préfet bu Ndakaaru benn lettre di ko xamal ne le 10 octobre mooy samedi suba bu ñëwaatee dañuy def doxu ñaxtu place de l'Obélisque jëm RTS. mënuñu nangu ñuy agresser population yi ba pare ne leen dañuy confiner seen droit yuuxu dañuy confiner seen droit naxarlu dañuy confiner seen sañ-sañ métitlu jamono ji nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr ci boppam mu ngi violer les gestes barrières. jamono ji nga xam ne président de la République ci boppam mu ngi violer les gestes barrières. jàmm la ñu bëgg nañu régler problème mu waa Terme Sud nañu régler problème yii sinon le samedi 10 octobre autorisé ou pas dañuy manifester ndaxte kat lii mënul continuer lii du jàmm lii du salaam jërë ngeen jëf mbokk yi. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.